waaw asalaamaaleykum Youssou maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp nekk nii sa ginnaaw ma amoon rek quelques questions yu ma la bëggoon a laaj may commencer ci bu njëkk bi mooy dafa am loo xam ne Joal laa dëkk quoi maa ngi koy dégg mooy Youssou jàpp nañ ne moom amul ay diplôme xam nga amul ay diplôme léegi comme nit ñi loolu lañ jàpp yow ci yan compétence nga fas yéene sukkandiku pour mën a diriger commune bi bis boo ko gagné par exemple. waaw maa ngi nuyu encore di waat nuyu rek parce que dañoo ko doon xaar question journaliste yi donc merci si sa question bi nga ma posé neex na ma lool question bu ma neex lool ma doon xaar la parce que nag Joal laa dëkk maa ngi sur le terrain pendant ay weer li nga ma posé question maa ngi koy dégg c'est normal moo tax vraiment kontaan naa si question bi bon souvent li ma si mën a gën a tontu mooy d'abord li ma am tuuti si benn expertise si conseil municipal bi nekk bi ma dugg jàpp naa ne gérer commune laajul diplôme d'abord gérer commune laajul diplôme xëy na yenn yi dinaa si tontu parce que souvent li ma gëm rek mooy waxu adversaire la souvent question adversaire la nit ñi boo yëkkatee benn yoon lu mu baax baax dinañ la lii kat bu doon lii c'est normal mais c'est normal ma répondre si mais dama nekk conseil municipal 7 ans gis ne foofu laa jàngee man foofu laa xamee ay temps sax jàppoon naa ne diplôme day joué avant ma si dugg man loolu laa foogoon mais si biir laa ne nekkete gérer une commune ça n'a rien à voir am ay diplôme pourquoi waaye ki am diplôme par exemple xaw ma nu ma ko mën a waxee diplôme boo xam ne bon parce que bëgguma tooñ trop boo tuddee benn diplôme kenn rek ñu ne kon ko ngay waxal mais di nga am diplôme boo xam ne ça n'a rien à voir ak gérer maire yi pourquoi si maire lañ fay defar ki am diplôme liggéey glace jaay glace ki am diplôme jaay glace boo joxee maire lu muy def dafay jaay glace je ne pense pas kon li ma jàpp man si expertise bi ma am tuuti si maire bi si commune bi ma nekk si suñu mandat bi mooy le poste maire ça n'a rien à voir ak avoir des diplômes loolu lu ma leer nañ la ñi may dégg dinañ si xam li may wax d'ailleurs boo seetloo sax y a des communes développées yu nekk si dans le département wala dans le Sénégal ñi koy diriger wax ma sax diplôme mënuñu bind seen tur seen tur su mënuñu ko bind arabe la ñu am wala nangam li may wax peut-être ñoom bu ma déggee dama bañ a tooñ tur kenn mais ni damay kii mais te développé na seen dëkk trop sax donc kon loolu mooy wane ne du diplôme mooy gérer commune et puis maam lu ma xamaat ci conseil municipal bi boo xoolee li ma am tuuti nag ci sama xel ci conseil municipal bi mooy le maire c'est un poste boo xam ne jarul diplôme pourquoi il y a un secrétaire municipal boo xam ne tout ce qui est administratif moo koy gérer fonctionnaire de l'État la État moo koy andi teg ko fi pratiquement maire boo amee diplôme sax moom ngay laaj même boo amee diplôme boo amee ay bagage intellectuel diplôme bu bëri boo ko amee boo toogee tamit souvent nag mu ngay naan lan laa war a def moo lay monter le budget mooy defar lépp li may wax ni je parle sous le contrôle si ñi xam li may wax moom mooy defar lépp moom ngay laaj moo naan la li ngay def même bu dee conseil municipal bi ñu doon def bu maire dafay budget ba pare bu ñu def yenn questions yi moom mooy répondre souvent maire du répondre kon loolu moo ma wan ne gars yi dañoo réer mbir et puis texte Sénégal dañoo bind ne texte Sénégal li ñu bind mooy le maire doit savoir lire et écrire critères la ñu def doit savoir lire et écrire rek lire et écrire waxuñu benn niveau waxuñu benn diplôme lire et écrire na nga mën a lire na nga mën a bind ñaar yëpp mën naa ko man dinaa ñëw nag si man fi ma toll si jàng mais dinaa ñëw si loolu mais ñaar yëpp mën naa ko te gis naa des maires si département bi yu mënul sax loolu far te développé seen dëkk kon loolu yëpp xëy na nit ñi coloniser Sénégal moo xaw a doy waar li ñu naan langue bi dafa xaw a doy waar xam nga gars yi dañu naan souvent diplôme làkk tubaab souvent du may bëgg di man dégguma tubaab lu bëri parce que technicien laa dinaa ñëw si loolu mais du làkk mooy développer dëkk pour man sax sa langue nationale moom nga jël pour développer dëkk mooy olof bi ñu yor mën ñu développer dëkk donc si conseil municipal bi bañ ko sax langue bi ñuy làkk foofu olof la ñuy wax foofu kenn dafa tubaab dañuy wax traduire ko parce que am na conseil municipal yu déggul tubaab pour ñu comprendre te ñoo ñooy développer dëkk bi donc et puis man ñu bëri xam ñu ko Joal Fadiouth benn diplôme la am diplôme électricien la am industriel mais bon ñu bëri xamuñu ko dama ko def bàyyi ko fa la amat beneen secteur comme licence bopp muy côté gestion boulangerie ma gën see xarañ foofu laa gën a xarañee mais électricité industrielle
am na ñu ma doon dépanner fii ñoo xam ne machine bi nga andee fi mu càng mën naa ko dépanner mais du ma ko sax bëgg boo ko wax ni tey lañ koy ñu bëri tey lañ koy doog a xam am nañu salle bi fa tey lañ koy doog a xam parce que loolu c'est pas intéressant dama koy wax rek pour ne du loolu laay justifier ne loolu moo mën a xam nga électricien la mën si mairie diplôme électricien est-ce que mairie pour dépanner ay machine wala dépanner lan la diplôme beneen kenn ki jàng leneen loolu ne bugguma tooñ mais kenn ku jàng leneen seetal diplôme ba mu am ndax ça n'a rien à voir ak gérer mairie kon je pense que ay question adversaire la c'est normal lu gën a pire loolu ni ñu ko dégg question bu ne ni ñu ko dégg kan la yow ça lu ne lay wax mais man xam naa ne expérience bi ma am si conseil municipal bii gisuma kenn ku ko am taxaw di laaj dëkk bi man loolu moo tax ma dama ne bu ma amuloon expérience bi si conseil municipal bi du ma xalaata laaj Joal Fadiouth Ngazobil bu ñu ma doon fay ay milliards ma ñëwal du ma doon candidat kon dama je pense que bien que souvent dinañ wax ay diplôme mais bon mooy loolu man jàng naa ba peut-être première S ma arrêté man ak Kurolo mu si salle bi ñoo bokkoon classe lycée doyen Boucar mi nekkoon suñu proviseur foofu lañ gën a amee relation bi ma jàngee ma arrêté dem defi formation à Dakar si benn école du ma tudd école mel ni publicité laay def école boobu laa defee formation 4 ans diplômé fi en électricité ñu waroon maa yóbbu Europe nee ma pour parce que major laa woon foofu li may wax yàlla moo tiim major laa woon si école boobu ñu war maa yóbbu Europe pour ma continuer sur foofu sama électricien industriel bi ma préféré arrêter pour ay besoins familial dem jéem a xool ban circuit moo gën a gaaw pour ma am koom-koom parce que loolu moo tax ma arrêté loolu defi gestion pour boulangerie ñëw boulangerie aussi dégg naa sax ñuy waxaat pour leen li may wax dama koy dégg Joal dafa gérer ay boulangerie mu nekk en faillite te lan la mën a gérer maire yi pour les question bu ne day ñëwaat mais xam nga ki jéem dara man businessman la opérateur économique la y a des hauts y a des bas damay gérer muy neex muy naqari mais ñi nekk bu secteur boulangerie Joal yëpp wala si département bi wala si Sénégal xam nañ ma man parce que bu may voyage yi di dem Europe forum boulangerie moom fa yóbboon inter boulangerie yëpp wala daje si àdduna bi man fa laa bokkoon si délégation Sénégal 8 personnes ñu choisiroon man si laa bokkoon dem fa def fa 15 jours 1 mois ñibbisi delluwaat fa encore ba tey maa ngi si activité yooyu pour la ne la foofu ma demee bu ma waxee moom dañ naan ma yow est-ce que Joal nga dëkk Joal Fadiouth nga dëkk sax souvent Ngazobil parce que ñoom jàpp nañ ne ku dëkk Joal mooy loolu parfois mais heureusement que man je me sais défendre fu ma nekk si àdduna gëmuma amuma complexe si dara gëm naa ne li doxal dëkk mooy bawol bi nekk marché bu ndaw wala marché bu mag bawol bi yor marchand ambulant commencé marchand ambulant à 5000 francs ba taxaw immeuble taxaw benn magasin 30 millions wala 40 millions embauche ay nit kooku mën a développer commune pour man kooku moo mën a développer commune parce que commune jëlee ko point A yóbbu ko point B la donc kon man mi li ma jàpp rek xam naa bu baax que commune li koy développer ku jàpp ne say bagage intellectuel wala say jàng wala say diplôme moo la koy développer da ngay nax sa bopp da nga xamagul li si biir rek xam nga nit na bu duggagul si biir moom di nga dégg lu ne mais man mu dugg si biir ba mos la muy saf man de xam naa ne liy développer commune du foofu kon nag maa ngi xaaraat question yu gën a pire si Joal Fadiouth jërëjëf. waaw donc Youssou ma gis candidature yu bari nañ fi élection yi ñu ngi ñëw ñu ni candidature yi dañoo bari lool léegi nag man ni ma ko gisee te Joal rëy na rëyul parce que commune bu ndaw la dama yaakaaroon est-ce que xalaatu leen yéen ni ngeen dajaloo si benn candidature bu commun si ñi nga xamante ni mën ngeen déggoo xalaat lii gën si Joal ngeen def ko moo gën parce que candidature fii candidature fii est-ce que dina arranger ñenn ñi nga xamante ni que seen gannaaw yaatuwul lool donc pour le bien de Joal xalaatu leen ni ngeen dajaloo au sein d'une candidature moo gën que ñuy candidature éparpillée. waaw merci sama jigéen si question boobu nga posé merci yow tamit vraiment question yi c'est pertinente man dama yaakaar ne tey journaliste yi man da ngeen maa bëgg a yëngal tey seen question yi ngeen may posé mais bon dinaa essayer bu question bi may répondre bu normalé suñu borom la bu jegee bu normalul man la bon candidature Joal Fadiouth yi Ngazobil bëri na comme ni ñu ko waxee bëri na trop dama koy dégg pratiquement nag mun naa ne candidat yu bëri xam naa leen ñenn xam naa leen ñenn xawuma leen mais rek damay profiter ci occasion bi di leen oo ñooñu candidat yooyu ne leen bu dee Joal Fadiouth rek moo ñu ñor Joal Fadiouth Ngazobil rek moo ñu ñor bu dee loolu rek la yombul nag xam nañu dajaloo waxtaan autour de l'essentiel defar un programme fiable pour développer suñu commune bi bu dee kenn ku ne nag loolu rek moo la yëkkati du yomb parce que xam nga souvent ma wax ko nit ñi dañoo yaakaar ne souvent sama xaw a tooñ tuuti xanaa dina doon sànni xeer wala ñu ko mën a tuddee si yeneen candidat yu bëri souvent dama naan da gis ku toog rek génn Joal yu yàgg toog benn moment rek ñëw
yor sa benn weccet sa gestionnaire bu rafet sa oto bu rafet ne xaaral ñu jox ma dëkk bi parfois Joal conscient nañ de Joal Fadiouth Ngazobil conscient nañ trop xam nañ li xew parce que le maire poste maire dafa xaw a compliqué souvent du rek da ngay xam nga li ñuy soit population bi loolu dama si concentré population bi saa yi ñu gis rek borom bu mu rafet borom oto ñu jàpp ne kii mën na yor dëkk ba wala borom xaalis non loolu du loolu aussi na candidat yi bàyyi xel loolu que Joal yeewu nañ bu baax a baax Joal Fadiouth yeewu nañ bu baax a baax si loolu parce que man mi ne sur le terrain depuis 7 mois dama koy dégg man incarné wu ma dara fii Joal Fadiouth laa juddoo fi laa yoree yoruma maa ngi sant yàlla si dund mu lu ma dundee sama njaboot yoruma lu ma jox kenn yoruma lu may kenn nit dina dox sax tànkam mën a développer Joal par rapport ak kii yor teraangaam wala yor oto parce que du sa teraanga ngay defalee Joal du sa teraanga ngay développer Joal ressource commune bi ngay jéem a exploiter pour defar Joal kon day fekk nga xam Joal y a des candidats di nga ma may question boobu parce que dafa important trop si man am na candidat yu bëri boo leen laajoon quartier Joal yëpp du ñu la ko limal bu ñu koy dem fenn bu ñu ànd la kenn si biir Joal seneen biir Joal am na ñeneen ñu àndal duñu fa dem bu dee man mi ngi wax nag waxuma pour teg sama bopp de li may wax yàlla moo ma tiim Joal foo ma wax ama kenn ku may àndal di ma génne naa ma dugal fii parce que Joal laa juddoo fii laa yaroo am naa 45 ans 4 ans laa génn Joal pour formation boobu ma la wax ñibbisiwaat Europe j'ai fait presque 2 mois 1 mois dem 1 mois beneen 1 mois gis génn ma Joal 45 ans jiite ay mouvement sportif dugg fu association xam quartier yi mujjee lotissé sama kanam lañu ko lotissé dugg fépp kon man xam naa Joal fépp fuy metti loolu nag mun naa ko ëppalee sama morom candidat du pour ma modeste personne wax ma pour kii sama bopp mais candidat yu bëri boo leen laajoon yenn ruqu Joal bu fay dem dañuy am copain wala xarit wala kenn bu leen fa yóbbu mais ñu mënuñu fa yóbbu seen bopp kon ngir yàlla bu dee rek Joal moo leen intéressé bu ñu am problème ñoo ñu toog ñun ñëpp man dama jàpp ne dina toll foo xam ne candidat yëpp ay toog autour d'une table ñu woo sa journaliste yi wala ñu owaa Joal ñu toog questionné ñu xool def critère pour wax nan la ñu war a amee parce que li am solo mooy créer une très bonne équipe man dama jàpp candidat yooyu am na ay profil yu baax gëm nañ Joal bëgg nañ Joal man bëgg naa Joal loolu lay oote ñun la ñu oote sa waay ñun ñëpp bëgg nañ dëkk bi te mënuñoo toog ànd dem pour liggéey dëkk bi une équipe am na kuy nax sa morom am na ndax si suuf man li ma gëm nag mooy ñoom ñëpp maa ngi leen di woo parce que li may woote du ma ne man rek maa ko woote mais xalaat leen bu baax waa population Joal man dama ne loo xam ne ñun ñëpp koy bokk laay woote ñenn ñuy oote benn côté kii oote benn mouvement man oote ma mouvement du mouvement de xam nga ko tuddee mais pas mouvement de loo xam ne Joal Fadiouth Ngazobil mooy suñu parti laa woote dama ne notre parti c'est Joal Fadiouth Ngazobil kii oote mouvement nangam kii oote parti nangam kii oote nangam donc man ma oote loolu li ma oote dama bëgg ñun ñu ànd bu nekkee intérêt Joal Fadiouth moo ñu ñor Ngazobil ñu ànd autour de l'essentiel defar suñu dëkk bi moo gën xëccoo bi ngir parce que politique dafa doy waar xam nga politique dafa am lu si laxasu lu bëri kenn mënut a xam ba natt nit ki man mii di wax am na ñoo xam dañu naan kii li ko yëkkati lii moo ko yëkkati mais li si kanam raw li bët dinañ xam kon candidat yooyu maa ngi leen di ñaan ngir liñ bokk ñu jël intérêt général ñu boole ko ba ñu jël benn xalaat bu dul loolu ànd xool ki ñu war a jiital ñoom nag souvent pour ñëw ànd ak man dina xaw a jafe du yomb de xamul tax du yomb yow sama jigéen xamul tax loolu du yomb dafa am lu ma leen ëppale laaj ma lan la dama nekk conseiller municipal pendant 7 ans xam si dara am na ñoo xam ne jàpp nañ dëgg naa ko si ay wéy yu bëri ah dama Joal laa dëkk que Youssou boo demee moom tamit moo war a jiitu parce que moo expérience bi am si conseiller amoo ko Youssou peut-être yenn saa yi ñeneen ñi sax moo la ëpp base électorale parce que fi mu dëkk ak Joal Fadiouth ni ñu ko xamee dëgg la man tey fu ma taxawal Joal Fadiouth tagguma sama bopp Joal Fadiouth yëpp Ngazobil fu mu ruq moo dugg ñu ne Youssou Kairé nga ne dama la yeneen candidat yi ndax lu am na si ñoom c'est pareil moo tax ñoom parfois dañuy gis xam nga ñun li ma gis mooy dafa am ñaari points yu am si candidature bu ñu ànd ñun ñëpp ki ñu jiital dañ ko jiital ngir mën nañu gañeloo ngir électorat du moom mooy diriger commune suba de commune équipe moo koy diriger mën nañu créer équipe bi ba pare jiital koo xam ne mën nañu gañeloo ñu gañee dem defal commune bi bi ñëwee fi di xëccoo nag kenn du ko ber sa langue bañ perte commune bi ñun ñoo tooñ ñoo yàqal suñu commune bëgg ñu defar suñu commune loolu mooy waxu dëgg kon kenn ku ne na nga xalaat sa conscience bul xool ne man maa war a jiitu bul xool ne man maa war a nangam kii jiitu amul importance le maire du moom mooy diriger commune bi c'est le conseil municipal et un bon cabinet loolu nag ñun ñu àndee mën nañ ko boole une très bonne équipe jiital ki war a jiitu xam ne mën nañoo gañaloo peut-être moo ñu ëpp benn électorat wala moo gën a résister Joal ñu dem élection sinon du dem.
sànq ci sa wax nee nga def nga 7 ans ci conseil municipal bi lan ngay tontu ñi ne conseil municipal u Joal liggéeyuñu parce que dëkk bi ni mu mel. c'est vrai conseil municipal là mandat durant suñu mandat def na 7 ans 5 ans la doon def mais Covid bi tax mu def 7 ans donc 7 ans maa ngi nekk conseil municipal yor fa ay responsabilité aussi par le biais de Boucar jox ma ko confié ma ko monsieur le maire Boucar maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla dëgëral ko dégg naa loolu ngay wax que man ñaata nit laa dem seeti sax toog ak ñoom comme man seeti naa Joal lu bëri ñu wax ma loolu na ma vous n'avez rien fait ici à Joal am na sax loolu la ñu ma ko waxee ma ree d'accord ne la waaw d'accord mais il faut ñu nangul benn affaire dara matul si àdduna conseil municipal bu liggéeyul dara 7 ans mënut a nekk c'est impossible yéen wax adversaire kese la mënul nekk 7 ans nga ne liggéeyul dara Joal xam nga liggéey Joal dafa am ay compétence yu mu am ak yu amul souvent nit ñi dañuy jaawale benn mbir ne la damay dégg yenn saa ñeneen la sax tali bi sax yàqu na mu leen ko defar loolu du compétence yu maire de donc dafa am yoo xam du compétence yu maire boo dugul si biir doo ko xam dinaa di ay ñoo xam ne ay intellectuel la fii Joal ñuy communiquer man ak moom discuter ñu may wax yoo xam ne ñoom xamuñ si dara ma leen sa waay tant que duggoo man mi seen même position la amoon ak yéen ba ma nekkee si biti nekkuma conseil municipal yu mel ni nii laa doon waxee mais bu ma duggee xam naa ne tel n'est pas le cas suñu conseil municipal nag tollaguñ si fii def bilan xam nga kuy def bilan le maire en personne le maire en personne Joal Fadiouth jox ko seen dëkk pendant 7 ans mu war a génn noonu wala bàyyi wala kii te deful bilan non dina def bilan bu defee bilan ñu bëri nañ noppi parce que man li may wax dama je parle en connaissance de cause bu defee bilan wax bi mu jotee Joal ak léegi li mu def li mu réalisé ñu bëri dinañ noppi parce que liggéey na liggéey mu war a def Joal matalul lépp nag parce que àdduna mënul ta nekk loolu mënul nekk maire Boucar bàyyi bëri lu mu bàyyi man damay assumer bëri lu mu bàyyi parce que mënul nekk 7 ans liggéey na si li mu war a def kon man bu ñu may wax loolu du ma def dara conseil municipal li tax ma jóg man xam naa li tax ma jóg wax naa leen sama motivation li ma motive sama candidature wax naa ko si ubbi bi kon liggéey ngeen fi dara liggéey leen fi dara l'essentiel yow mi wax loolu ñëwul xool nga ànd sa idée si li may oote nii ñu bokk ko ànd liggéey Joal Fadiouth Nkasobil bu dekkee loolu nga gis mais le moment venu je pense que le maire Boucar dina présenter bilan population Joal Fadiouth ne leen kat lii laa jot a def lii laa jot a def mais bu boobaa di nga gis ñu wax leneen du tere ki nekk adversaire parce que Sénégal ñi doon adversaire bokkul ak c'est pas objectif di nga di keneen ko wax leneen wax teg ci leneen loolu moom taxul mais nag dina ñi borom xel yi déglu bëgg lu baax dinañ comprendre ne kii def na fi lii bàyyi na lii des nag ñun jeunesse bi surtout ñun jeunesse bi laa wax Boucar c'est un vieux ah Boucar ñu dañ ko war a remercier vieux bu ñu toll âge bi ñu toll tey man mi lii ma ñemee nii taxaw di ko wax mun naa ne grâce à moom si conseil municipal laa duggee li ma xam foofu laa ko xamee moom ma ñemeloo yoon bi bokk na si ko ñemeloo yoon bi kon moom def na li mu war a def mais ñun jeunesse bi xam ne ñun ñoo notre destin moo des ñun lan la ñuy proposé Joal Fadiouth Nkasobil lan la ñuy jéem pour Joal Fadiouth Nkasobil moo ëpp importance conseil bi def fi dara kay def na fi dara yéen defu leen fi dara boo jógee nit ñi naan Youssou Kay def même bu ñu fi defaloon dara man aw ma droit demander pour xalaat bi ma am bokk ko ak yéen waa Joal Fadiouth ñu liggéey dëkk bi loolu rek la donc nag je pense que daal loolu moom jàpp naa ne maire Boucar bi ma xam xëy na nag yàlla bindee ko wax aussi maire Boucar dama ko xam nekkoon sama doyen au lycée ñu bokkaat mu nekkaat maire de Joal Fadiouth ma jàpp ne bokkul du communiquer du wax li muy def moom bëggul du nit ku noonu la ko yàlla bindee peut-être man loolu xam naa ko si moom lu bëri du ko wax mu ne liggéey rek ci suuf di noppi noonu la ko yàlla bindee mais peut-être le moment venu bu waxee dina question bi yaakaar naa moom moo war a def parce que man waruma mën a def en tant que conseil municipal dénk na ma responsabilité nag si conseil municipal bi loolu moom mun na si wax ne ndax Youssou li ma ko dénk liggéey na si wala liggéeyu si kenn du wax sa bopp loolu moom ak conseil municipal bi may dégg wala commission bi ma géré pendant 7 ans commission laa yor di ko doxal acteurs yi commission boobu mooy les commerçants de Joal Fadiouth ñu ngi may dégg commerçants yi responsables yi si marché yëpp si port beeg yeneen xam ne ndax liggéey naa wala liggéeyuma. sànq tamit bi ñu dégloo sa wax yaa ngi am idée bu rafet quoi mooy candidat yëpp dajaloo autour d'une candidature unique parce que en réalité jàpp nga ne loolu moo arrangé commune bi au lieu que candidature yu tasaaroo nii quoi mais yow est-ce que bu ngeen amee candidature unique par exemple di nga nangu keneen jiite quoi ku dul yow. si monsieur le journaliste donc loolu xam nga wax naa si sànq xëy na bon. xaw ma dañu bàyyiwul xel trop mooy peut-être problème bi nga andi rek mooy ndax naa nangu bàyyi keneen jiite dama ne on doit former une très bonne équipe mais bu defee équipe ba pare ñu def critère bi kan mooy jiitu kii jiitu pour gagner électoral la pour gagner la pour man jiitu bi mooy kan moo mën a gagner kan moo gën am chance pour gagner bu nekkee dañu andi keneen beneen candidat ñi àndal man
avec ma modeste personne ñu andi koo xam ne bokk naa ak ma ànd nañ ba mu leer na kii nii bu jiitoo moo ëpp chance pour gagner Joal Fadiouth ma jiital ko koo xam ne mu wóor ne déggul ma lu leer laa wax nekk aussi ne leer parce que man dañoo bëgg gagner a gagner pour defar li ñu bëgg dëkk bi bëggu jiitu mu tardé dañu ko bëgg a defar léegi nag bu nekkee ne yow journaliste boobu di wax da ngaa ñëw parce que bokkul ak du comme déjà équipe bi mooy ñu créer équipe bi une très bonne équipe équipe bi moo war a diriger bañu tàkko si équipe ba pare ñu ne nag léegi ñun pour diriger bala nga naam da nga fay nekk bala ngeen diriger ba seen projet yi ko dawal da ngay fekk ngeen gagné léegi ñu ne Youssou yow sa profil la ngi nii def critères yi nekk nga lii def nga lii am nga base bi def nga lii xalaat nañ si loolu li yow Mass wala yow keneen ñu ne yow am nga lii ñu ne kii moo ëpp loolu war a jiitu man intérêt Joal Fadiouth Ngazobil moo ma tax a jóg dama koy bàyyi mu jiitu mais duñ fa def politique boo xam ne ñëw pour calculer sa xel rek ñu ne si jiitu nga ñëw parce que man xam naa Joal Fadiouth Ngazobil am na wax day ñëw rek jàpp ne man dama war a jiitu buree wax ji non li tax nag avec ma modeste personne dama jàpp ne candidat yi dégg naa leen candidat yi fi nekk dégg naa leen li ma gëm si profilu kan ma war a jiitu du ma yéegal sama bopp xam nga Joal 24 heures maa ngi si 24 heures sur 24 heures maa ngi biir Joal wax ma candidat bu mel noonu fii Joal xam ne suba ba ngoon mu ngi yeewu fii Joal man dew ma fi kenn dew ma guddi chaque jour maa ngi biir Joal nekk naa conseil municipal donc kenn dox sa bopp daal mais loolu bu amee ku ma ëpp pourcentage pour gagner maire de Joal moo may jiitu. gis nañ ni da nga dem ak sa candidature indépendante mooy da nga dem ak sa cëggalu bopp comme ni ko olof di waxee est-ce que nit ñi nag si dëkk bi dañuy wax li ñuy wax nag dañ koy eggee nga leeral suñu bopp leeral bopp nit ñi ak ñu nekk sa ginnaaw est-ce que tey ni nga demee rek sa jël sa yoonu bopp nii di laaj maire Joal xalaat nga un jour nga dem rejoindre madame Siby mi fi nekk. voilà waaw merci sama jigéen ci question boobu nga ma posé parce que yaakaar naa question bi neex na ma lool bettu ma aussi parce que loolu nga déggee rumeur yi ci biir Joal noonu laa koy déggee parce que maa ngi dégg toujours rek kii dafay liggéeyal madame Siby lay liggéeyal di saa yi ñu ne waaw parce que bëri naa sax ay version yu ma si dégg daal mais daal li si ëpp mooy jàpp nañ ne madame Siby laay liggéeyal xëy nag am na yaay rek ñoom am nañ seen raison yu tax ñu wax ko peut-être la ñu xalaat mais tey nag dama si bëgg a répondre mu leer waa Joal Fadiouth Ngazobil lépp déglu ma ak xel ak diaspora beeg ñëpp si àdduna xam ne man jóguma pour liggéeyal kenn surtout nag madame Siby maag moom mënuñu liggéey parce que bokkuñu vision politique bokkuñu ay principe donc contre ma ko en tant que moom nit la doomu aadama yi doomu aadama yàlla rek moo xam kii gën mais je pense bien que nit tam buy dugg si benn mbir ba analyser ko ba ne lii laa gëm sa gëm-gëmul da nga koy respecté man dama jàpp ne di raison yi tax mënuma ànd ak moom tey autorité nomba tànk la yor nekk ministre dëkk Joal Fadiouth Ngazobil nekk si appareil d'état kon kooku bu nekkoon développement nee na si moom rek wala defar Joal nee na si moom rek man pare naa pour ànd ak moom mais nekkul ci moom pourquoi ma ne nekkul ci moom li tax rek ma ne nekkul ci moom da ngeen di seetlu bu baax a baax li may wax dafa nekk appareil d'état depuis 2012 avec président Macky Sall bien avant sax nekkoon na ministre si gouvernement Abdoulaye Wade nekkoon fa ministre 2007 je pense moo juumul ne ñëwaat si Laye Wade ma ne toog naa ak moom si benn audience Laye Wade kii Macky Sall ne kii sama jigéen la ma ne kon ñu tedd nañ parce que sama xalaat rek mais bi ñu ñëwee 2014 mu perte élection locale bon man je pensais que du ko terewul Macky Sall jox na ko ndooma tànk ma jàpp ne Macky Sall mu ngi dëggal lim na woon jigéenam la man ma yaakaaroon ne rek li ma yaakaaroon sama xalaat mooy dina defar Joal li mu ko war a defaree comme ni ko yëpp ministre yëpp defee seen communes yi seen dëkk yi comme Tanor Dieng dem si yàlla na ko yàlla yërëm man musuma politique musuma nekk si benn parti politique man 2014 laa dugg si politique Tanor mais suivre naa ko que gis ba mu nekkee si appareil d'état avec Abdou Diouf si la defar Nguéniène dugal fa tali bu ñuul courant jël ay jeunes yu fa nekkoon nekk yi niveau BFM yóbbu leen si fonction publique bëri na trop Idrissa Seck bi mu nekkee appareil d'état si la defar Thiès extra man ma jàppoon ne loolu la ñu am ministre la mënoon naa profité defar dëkk bi mais pour man defarul dëkk bi xëy na du ma ne defaru fi dara parce que def na fi ay tali mais tali yooyu ni mu ko defaree pour man des na ba tey parce que conseil municipal bi ma bokk ñoo ko voté woon ne dañuy defar ay tali latérite fu suñu doole yem si piste yooyu mu defar mu dégg ko xëy na def ko récupération wax ko maire na moom moo koy defar ñu bàyyi koog moom
mais defar bi mu ko defar tey ku gis 2019 en 2021 nga ne tali yàqu na nga xam ne kon defaru politique la man nag loolaa gëmut man gëmut ay defaru politique man dama gis defar moo defar damay defar donc loolaa gis ne def na ko fi d'accord te gis nga yàqu na si defaru politique te loolu maa ngi doon poser question lu tax defar ko tali bu ñuul lu tax defar ko tali karo parce que voilà booy defar daal da ngay defar ba mu baax mais souvent politiciens yi yu Sénégal yi politiciens yi laa wax ni ñu koy doxalee fii Sénégal du moom rek ñoom dañuy mel ni kuy sexal kuy meeb nit ki comme ni mool yi nappkat yi ni ñu jàppee jën day wut meeb li ñuy wax meeb mooy loo xam ne dina kii jën bi attiré jën bi ñoom noonu la ñuy souvent di faral di def imaginel kon booba léegi concrètement li mu fa war a def ko fi nga ñëwaat nga jël hôpital amul maternité suñu jigéen ñi bu ñuy wasin dañuy dem ba Mbour bu amee complication si wasin bi Mbour lañ leen di defee opération bi amoon idée bi benn Joal Fadiouth Ngazobil sa kanam bu am benn association bu am fi amoon idée bi ne day defar loolu bu commencé woon ay cotisation di laaj population Joal ba ñu commencé ko defar moom mu ne ba bu commencé ko bëgg a defar moom mu wax ne mën na ko defar moo yor ndomba tànk mën na ko defar am na budget bi ñu bàyyi ko ak moom bon ba tey 2019 la commencé woon fondement ba nga fa ba tey yeggalewu ko boobu ak léegi li mu fi yàq si xaalis si biir Joal mënoon na yeggali loolu ñëpp bokk ko mu gën may naa kii 300000 may naa kële jël ceeb séddale ceeb fii baax na am na ñu ko soxla mais comme du continuer pour man loolu du développement séddale ceeb séddale ndogu séddale diwlin suukar baax na bay mais du développement dañuy xaar beneen développement la ñuy xaar si moom lu ëpp loolu lañ doon xaar si moom mooy mu jël doomu Joal yi parce que may nit ki ceeb nga jël doomam bi xam ne am na diplôme te amul liggéey nga jëm ko wutal liggéey loolu yaakaar naa mooy développement bu mën a continuer di ma may jën toujours jàngal ma lu may nappee donc je pense que man foofu laa gisee ni kii maag moom bokkuñu vision politique dëgg li muy politiquer mu ngi nekk dans son rôle comme ni ko politiciens Sénégal yi di doxalee souvent koo si fal alal boobu muy mayee tey boo horizon dara ne ko kaay tey mu ngi gis parce que jàpp na ne 2014 perte naa ko tey 2022 mu ne dafa soxla élection locale mu ñëwaat nag jël xaalisu Sénégalais yi suñu xaalis yi ñuy fay impôt taxe yooyu ñu dajale di ko jox ministre pour ñu liggéey si mu ne xaaral ma géré ko population bi pour ñu votel ma tey ku ko si xumbee loo ko mun di woo mu dugal fa xaalis booy xale dajale ne ko nanga mu dugal fa xaalis mais nañu xam ne xaalis boobu ñun Sénégalais dañuy yeewu surtout ñun waa Joal Fadiouth Ngazobil xaalis boobu suñu xaalis la daf ñu koy delloo rek donc loo wax rek mun a acca def ko si kon loolu yaakaar naa ñun waroon nañu dépasser état bi nekk Joal waroon na dépasser état bi nekk donc moo tax ma jàpp ne kii kat maa ngi moom bokkuñu dëgg nag lu ma ko bëgg mënuñoo ànd si politique moo tax local yi ma tontu waa Joal Fadiouth Ngazobil yéen ñiy wax rumeur boobu ngeen teg ko si suuf àdduna du neex wala mu naqari bu ma yàlla bàyyi ak sama sago bàyyi ak sama xel du ma ànd ak ministre boobu si local yi mënut a nekk ba tey yii bu defaroon Joal ba mu mel ni pendant le moment bii ma xam ne politique moo ko lal lu tax ma ànd ak moom donc loolu moom dama bëgg question boobu xëy na doon ma si répondre du doy nit ñi nañ continuer seen rumeur mais man yabuma waa Joal Fadiouth yi ma teg sama projet yabuma waa Joal Fadiouth yi ma seeti wax leen sama projet ñu gëm projet bi adhéré si wax leen li ma gëm li ma bëgg a doxalee ñu nangu ko may xëy naan dama leen di yàkkale comme ni ko yaay di jàppale ni ko gars yi di jàppee parfois politiciens yi yàkkale moom ñu yabewuma sax ñooñu ñi ma seeti parce que man ay kilifa laa seet ay notable ay personnes ay acteurs de développement yu gëm seen bopp yu am dignité kon ñooñu du ma leen yàpp ba leen di yàkkale loolu moom alal jaralu ma ko dëgg-dëgg moo tax na ngeen jàpp ne benn affaire bi gën a simple tey maa ngi naan wax naa bloc boobu wax naa maternité bi hôpital bu mag hôpital bu ndaw bu Kor Sarr xaw ma comment dirais-je poste santé bu Kor Sarr li may wax bu dee man du ma def politique sosan je dis que la vérité moom mu tax dëgg rek ma noppi yàlla rek moo ma tiim ñaan nañ ko benn bu ma juumul benn ambulance pour ñu transférer malade mais au lieu d'ambulance bi mu may leen ambulance da leen a may benn moto Jakarta mais tu vois que ça c'est sérieux or que li nga yàq xaalis si biir Joal individuellement boo ko defoon boo ko boolee woon jël Joal li ñu soxla ñëpp bokk nga defar ko ñëpp xam ne ñoo si bénéfice ki la bëggul lépp dina nangu man dama jàpp ne loolu moo nekkoon vrai politique bi mu war a def politique de développement mais defu ko beneen bi nga seetlu ne information yi may dégg son entourage damay dégg si entourage am si biir Joal man comme maa ngi dox biir Joal ñu ne citerne ndox yi dépanner nit ñi moo ko fi andi ñu ne lampadaire yi ñu ne nangam gis nga man de bu ma nekkee woon man mii li ma nekk leader ñuy ànd ak man képp si wax loo xam ne amul dama lay woo sa suba sa ne la bu ko waxti politique newatul ay sos newatul inventé pour nax population bi na sa bopp ngay nax nañu wax rek li am parce que Sen'Eau bu nekkee dañuy def ndoxu Joal lañu koy defar mu nekk ñu defar te pareegul ñoom ñooy ñëw dépanner population bi andi ay citerne pour dépanner population bi le temps liggéey boobu di pare loolu c'est logique c'est simple mais bu ne ma dem si moo ko fi andi wu ko fi c'est pas vrai lampadaire aussi du noonu projet la du moom ma ko andi loolu li may wax man conseil municipal la xam naa si lu bëri donc yooyu information bi am ma gis ne waaw mais pourquoi ngay bàyyi say nit di wax loo xam ne amut pour may la doole nga noppi waale ko man d'accord ma loolu kon donc yooyu yëpp tax na ma jàpp ne kon man kii
waruma mën a ànd ak moom. Joal y a des diplômés aussi ñaata xale ñoo fi nekk jàng ba am maîtrise licence master mujjee si port lag-lagal mujjee si tan ba loolu ay liggéey la de mais ñoom jàng ñoon pour loolu quand même loolu ay liggéey yu baax la parce que am nañu si am teraanga am si ay tabax ay kër waxuma liggéey bi mais ñooñu xanaa ba ñu doon jàng ñoon pour loolu quand même te ñooñu parfois seen dëkk yéen dëkk ba demee sa autorité yi ñoo leen di dimbale si loolu ñooy leen fexel utal poste mais moom gisuma mu def loolu donc beneen point ngoogu kon point yooyu rek war na tax ma mënuma ànd ak moom Joal nag la ñu yeewu man dañu préféré wax ak population Joal Fadiouth Ngazobil yeewu leen policiers yi heure bu élection jub see ñu jël xaalis suñu xaalis ñun bi ñu moom di ñu ko géree pour ñu votel la na def attention nag aussi di profito di ko lancer message parce que il faut mu comprendre benn affaire en 2014 suñu élection locale bi ñu àndoon ak moom bi ñu demoon ba gagné ko dana woon dama dégg si budul moom dama dégg si ay entourage ñenn ñi ne Joal Fadiouth lañ ko wor moom mu demande 2014 boobu mais xam nga souvent il faut que ñu nangu benn affaire population duñu la war dañu dul ànd ak yow xam nga nit ñi population bi nag foo oote xaalis oote fa ceeb oote fa suukar je pense bien que population bi dinañ ñëw nit ñi dinañ ñëw outil fekk yow ceeb ba la ñuy votel si wala xaalis bi la ñuy topp si yow jàpp ne yow la loolu mooy andi nga souvent nga naan dañ ma war dañ ma def nii dañ ma def nangam kon na seetlu bu baax nit ñi Joal Fadiouth Ngazobil ay gor la duñu ay warkat mais dafa nekk ne bu ñu àndaloo sa politique mun nga ñëw jox leen xaalis ñu jël nag ni kay koo may xaalis nag xaalis moom koo ko may dinañ jël moo tax nga dégluwaat si entourage am ñenn ñi naan légeetu kese naxul béy ñenn ñi naan xaalis doxul jàmm ça veut dire que pour ñoom affaire bi xaalis la te moom madame la ministre pour moom affaire bi xaalis kese la il faut que ma rek xaalis pour nit ñi votel ma tel n'est pas le cas Joal ñii diñ ñu ngi diñ ba tey ñi am principe ñu am principe ba tey Joal ay liggéeykat fi nekk xool kati kay capam mu ngi am 100 francs mu leew ko doom kon il faut ñu def ndànk léegi nag loolu moo tax ma jàpp ne man tamit j'ai pitié d'elle dama koy lancer message profité lancer ko message si vidéo bi di ko wax ne ko na xool boppam moom na xoolaat biir Joal bu baax a baax bañ a basé aussi entourage am li ñu koy wax pourquoi ki la yaakaar du la wax li am de ki yor xaalis tuuti bu sa boo yore tuuti weccet pour nit ñi wax la dëgg ak a jafe surtout ki yaakaar si yow lu weccet boobu duñ la wax li am kon maa ngi koy ñaan moom na xoolaat bu baax bu xoolee bu baax dina xam ne Joal ba tey ànduñoo ak moom li newoon 2014 ba tey moo fi nekk ba tey ànduñoo ak moom xaalis bi mu joxe lañu àndal ceeb bi mu joxe lañu àndal ak leen la ñu joxe lay àndal mais pas ànduñoo ak moom te xam naa li ma koy wax nii benn entourage am du ko wax au contraire sax leen lañ koy wax yaa fi mën yaa fi nekk loolu nag mooy àdduna mais man maa ngi koy ñaan rek parce que yéenewuma ko mu sonn am yaakaar après yaakaaram di tas yéenewuma ko loolu dëgg parce que doomu aadama la jàpp naa ku yàlla baaxal la donc mus naa ko déglu muy waxtaan am nañ ay entretien si au nom de Mama Gueye yeneen ku baax la kon loolu bu ma ko xamee loolu par noppi nag day mel ni man dama ko yéenee tas yaakaar bu tas kon masa yoon moom mu xoolaat bu baax mun na xoolaat boppam rek def na fi ay utilisation fii Joal ñëw na fii yesaay mu ñëw fii def ay dara bu bàyyi xel tuuti dina xool ne su man population bi man lañu àndal parce que population bi li ñu waroon ànd ak yow mooy tey da nga war a présenter benn bilan wane ne maa fi def lii inauguré fii lii maa fi def lii en tant que ministre foofu dañ la koy jox facilement comme ni ko defee Tanor Dieng ni ko defee yeneen dëkk yi xam nañ ñëw ne la kaay ñu jox la dëkk bi mais tey présenté au bilan nga bàyyi ba à 6 mois des élections nga ne naa jël xaalisu Sénégal naa jël xaalisu doomu aadama yi askan wi naa dem jox leen ko ñu lekk ko pour jàppale ma loolu moom du tax ñu jàppale la mën nañu lekk xaalis ba pare nag nga naan ñii kat li ñu ma waxoon defuñu ko or que tel n'est pas le cas kon maa ngi koy lancer message si lii may wax nii rek moom na xool bu baax rek bu xoolee bu baax daal pour man yàlla mën na ko dimbale mu gindeeku mu xool ne Joal Fadiouth Ngazobil ba tey ànduñoo ak man entourage am na duñu wax loolu xëy na ñoom souvent moom lañ lay wax ak li am sur le terrain day xaw a uute loolu nag mooy àdduna loolu moom c'est normal du fii rek fépp boo demee si àdduna noonu la demee ku ñu yaakaar rek souvent yenn dëgg yi doo ko dégg ki la yaakaar du la mën a wax yenn dëgg yi kon maa ngi jéggalu si question bu gudd bi ma tontu mais li tax mu gudd nii tamit ngeen comprendre ma yow sama jigéen lu tax question bi gudd parce que dafa yàgg nekk kii Joal ay nit interpellé ma si question yi ba taay kon damay profité xëy na waxuma lépp beneen yeneen conférence yi ñëw dinaa gën a leeral lu bëree bëri parce que nag am naa si yu bëri yu ma mën a leeral donc maa ngi leen di gërëm di sant waa Joal Fadiouth Ngazobil yëpp ngeen xamee ko noonu jàpp ne daal tey jii même bu madame la ministre ñëwoon defal Joal ay tali yi defal fi ay stade tabax hôpitaux yi si 6 mois yi ñu des nii man du tax ma ànd ak moom local yi du tax ma ànd ak moom parce que ma jàpp ne politique moo ko lal dafa soxla boo soxlaa nag il faut nga jéem dara mais ba nga soxla lool jéema woon dara donc noonu laa koy mën a analyser rek jërëjëf. bon c'est vrai loolu tamit maa ngi koy dégg ñuy poser la question que kii fan lay jëlee caution bi ñuy demandé si élection locale yi ak peut-être moyen de campagne mais je pense que pour wax leen dëgg rek parce que projet bi ça fait 7 mois ma yëkkati ko di ko dox d'abord di ma jëkk a wax maa ngi remercier ñoom ñu ngi ma dégg maa ngi leen di remercier am na ay hommes de valeur yu nekk biir Joal Fadiouth gii Ngazobil ñenn ñi nekk ailleurs si biti ñu déggee sama projet dañ maa woo waxtaan ak man
prêt pour dugal seen alal pas xaar retour comme ni ko ñuy defee encore pas xaar un retour comme maa ngi dugal lii ëllëg boo faloo nangam déedéet uniquement gëm projet bi bëgg Joal Fadiouth Ngazobil pour mu jógee fi mu nekk ñu ne ma dañ lay accompagner si côté finance si côté boobu du ma tudd seen tur parce que bëgg ñu ma tudd seen tur ñu ngi Joal Fadiouth Ngazobil di ma dégg à part ñooñu mais nga fa ne population Joal Fadiouth Ngazobil bii il faut que ñuy changer démarche politique léegi nekkul ne man damay uti sama xaalis ñëw lu ma neex ma def kenn ku toog fii ak waa population Joal Fadiouth yëpp kenn ku ne war a dugal sa dërëm pour ñu am loolu parce que li may oote njariñu waa Joal Fadiouth yëpp la du sama njariñ bu dee sama njariñ bopp rek tax may woote yàlla bu ma ko jot c'est pour Joal Fadiouth Ngazobil yëpp suñu intérêt que moo tax damay lancer appel si loolu wane ne on est preneur si ñëpp dugal seen alal pour ñu développer suñu dëkk bi kon jàpp naa ne moyens yi fi ma koy jëlee si population Joal Fadiouth laa ko yaakaaree kese d'ailleurs y a pas mal de ministres wala ay autorités yu may woo yàlla moo ma tiim mais nangu ma leen uyu sax te ñooñu mu demoon dañ may ut fu ñu wéeru jox la moyen de campagne jox la oto jox la nangam ak nangam pour ëllëg ñu def la récupération politique wala ëllëg ñu lay xooloo fa bëgg a xool ma leen non cette fois ci sama parti Joal Fadiouth Ngazobil la ah ki gàntu xaalis boobu te yoroo xaalis te gàntu xaalis parce que ama gëm-gëm boo am du yomb a gëm nag am na ñoo xam duñu ko gëm parce que nit ki meloon noonu du gëm li ngay wax ki meloon li lees yow bu newul si moom dana non li muy wax day wax rek mais amul solo yàlla xam na kon ñoo bi may woo ma gàntu leen yaakaar si population Joal Fadiouth dëkk bi ñun ñoo koy defar projet ma teg bu ñu àndee ku ne génne as tuut ab dërëmam teg mbooloo mooy doole parce que ñi ne si projet bi dafa bëri ne sama ginnaaw dafa bëri kenn ku si as tuut laa wax as tuut rek teg rek ñu am caution am lu ñu campagne ak leneen donc moo tax maa ngi remercier ñooñu de passage si gëm-gëm boobu ñu am gis ma wax benn jeune jóg di wax ñu déglu ma woo ma interroger ma ne ma te xam naa leen boobu ma leen xamuloon du ma ko wax xam naa ne ñii xaaruñu au retour dara amuñu si benn intérêt seen yoon nekku si te pare nañ pour investir si pour développement Joal Fadiouth rek kon yaakaar naa loolu moom man posé tuma problème maa ngi si beneen étape bu dul boobu jërëjëf. gis nañ ne yow déjà def nga terrain wu Joal wër nga ko pratiquement depuis 7 mois yaa ngi ci terrain bi est-ce que par rapport ak sa visite de proximité yi ngay def ak nit ñi nga dajeel ak yooyu jàpp nga ne war nga mën a gagner élection yii di ñëw. xam naa ne maa ngi commencé kii parce que question yaa ngi commencé metti voilà mais nag Joal Fadiouth Ngazobil jar na lépp coono bu ne jar na ko. c'est vrai que def naa 7 mois sur le terrain gisi imam yi kilifa diine yi abbé yi personnes ressources yi délégués de quartier yi xew ma kenn ba lakkatu keccax ba dem naa si moom déglu ko wër naa Joal tuuti des na nag ba tey liggéey bi des na de xaajagul parce que xaajagul ma sa population bi ñu ma gis si pendant 7 mois yooyu bu ma juumul jël naa 400 ménages ak 100 ñoo xam ne ay acteurs de développement lañu seen acteurs yi laa leen fekk ñuy port ñii Tanba ñii Xelkom ñii si marché yi yooyu yëpp dem naa fa mais gis naa 400 ménages yoo xam toog naa ak ñoom waxtaan ak ñoom jël fa 2 heures de temps si biir kër ga te may continuer liggéey bi donc kon c'est pas facile yombul mais li ma gën a neex si loolu mooy déglu seen réponse déglu leen parce que échange la woon échange d'idée la woon doon damay ñëw rek ne la defal lii jàppal déedéet damay ñëw wax la sama xalaat déglu la am na foofu ne jëlee naa fa kër yoo xam ne dama fa jëlee lu bëri yoo xam ne xaw ma koon man mi nekk Joal secteur développement yi ñu partagé ay idée xam nga tey politique souvent dañuy wax naan nit ñi day wax waaw te fekk nekkul àndul ak yow mais xam nga loolu kan lañ koy def ki yor xaalis boo seetee souvent lu si ëpp ki yaakaar si yow dara lañ koy def mais man tel n'est pas le cas si li ma yaakaar donc ma toog ak ñoom ak ay nitu valeur ñi xam ne mën nañ seen bopp ñoo yor seen kër ñoo yor seen njaboot yaakaar ñu kenn am fulla am fayda man ëpp ma xaalis ëpp ma daraja ma toog ak ñoom jox ma seen parole dama koy gëm bu baax ma gëm ne ñii kat li ñu wax dëgg la si ñoom wax ma ay idée wax ma ay proposition commencé dugal seen ñaq ñooñu forcément damay ma basé si ñoom mun naa ne tey élection bu daan am suba yàlla ma lay jox ndam li bu daan am suba dama jàpp ne yàlla ma lay jox ndam li parce que liggéey mi liggéey xam naa ko de jàpp naa gisuma benn leader bu ko liggéey fii Joal parce que nit ñi ñu ngi oote ay dara ñu ngi oote organisation ñu ngi oote lii benn organisation laa mën a oote fii laa ko oote si salle bi c'était pour réflexion pour wax panel boo xam ne pour difficulté Joal yi jafe-jafe yi kese à part boobu maa ngi si sur le terrain dem ak population bi dugg seen kër yi dugg ruq-ruq quartier périphérique yeeg Ndubaab ak Caritas ak Fadiouth ak bàyyi mu fenn Ngazobil fu ne dugg naa fa di wax ak nit ñi di leen déglu kon loolu ma def ma jàpp ne kenn defu ko parce que nag élection loolu la résultat yi boo ko calculé nga calculé si yow li nga def ak li kii def
ginnaaw yàlla miy dogal def naa loo xam ne jàpp naa ne gisuma sama benn morom candidat bu ko def ci biir Joal te dama koy continuer parce que loolu laa gëm kon jàpp naa ne man pour yàlla mbay ma ndam yàlla moom dane ñaan ma def li nga war a def bàyyi ko sama loxo def naa li ma war lépp lu ma def te maa ngi si ba tey jeexagul des na ko bàyyi si loxo yàlla mais gëm naa ne li ma gis sur le terrain déglu ko pour bañ a exagérer dama jàpp ne yàlla dina ma may ndam boo xam ne ñun waa Joal Fadiouth yëpp ñoo koy bokk Ngazobil loolu laa gëm tey jii ma doon jugé def bilan si loolu ma dox parcours bi laa gëm ne ak selon réponse yi ma jox ma jàpp ne ndam dinaa ko am donc nag je pense que kon foofu yàlla rek moo xam ba pare ma leen di préciser benn affaire Joal Fadiouth Ngazobil que ma am ndam que ma ñàkk am ndam damay continuer pour le développement de Joal Fadiouth Ngazobil parce que li dal yeneen candidats yi souvent yi ma ko waxee sànq du ma dal perte élection rek dem toog ba élection ñaan nga ñëwaat yaakaar naa bu yàggee yëpp population Joal Fadiouth la loolu laa ko mën a jugé man dama jàpp ne yàlla bu mu am parce que dama gëm ne yéene bi ma am pour Joal ak ñi ma àndal équipe bi ma yaakaar ak waa taloo waa Joal Fadiouth yëpp bi am pour man ma gagné élection yi avantage la pour Joal njëriñu Joal Fadiouth la Ngazobil mais au cas échéant parce que yàlla rek mooy joxe yàlla bu ma yàlla jox ndam loo xam ne jigul Joal du ma jig ñaanu ma ñam loolu dama ñaan yàlla moo joxe ndam pour Joal Fadiouth Ngazobil mu nekk ndam loo xam ne 2 ans sama mandat 2 ans rek ñu gis changement si biir Joal Fadiouth bu dee loolu mënut a nekk yàlla suñu borom seetal ma leneen lu gën kon loolu laa gëm kon ma jàpp ne bu ma amul li ma bëgg a wax mooy bañ a perte élection yi ma ko amul maire bu mun di falu ki yàlla mun def ku yàlla mën a fal fii Joal dinaa ñëw si yow wax la projet yi ma amoon ku ne yéene bi ma amoon ba yow nga gàntu ma te yaakaar naa doo ma gàntu parce que moom moo Joal Fadiouth Ngazobil moo ko yow da nga war a coopérer ñëpp autour de l'essentiel ñu liggéey dëkk bi man loolu laa gëm si ku bëgg Joal ne di oote doon candidat ba perte élection loolu laa la mën a conseiller mu gën a perte élection dem toog ailleurs ba élection ñëwaat nga wàccat sur le terrain ne jox leen ma 7 ans yooyu wala 5 ans yooyu nga yow amoon nga projet boo mënoon def Joal yow personnellement boo amoon si sa xalaat boo xam ne mënu nga ko dimbalee maire ba fa nekk ngeen liggéey ko donc kon man ma jàpp ne rek côté boobu moom li ma naan exagéré ma du ma ko nangoo wax du bëri maa ngi dem bay xalaat machine yu war a def ay tali karo di exagéré di ko xool fa muy jaayee Europe ak Chine di xool la muy jar ak lu ne maa ngi koy xool bëgg Joal rek parce que jàpp ne man ma gañe ñàkk gañe ka gañe dañ koy proposé rek kon man fi ma toll nii maa ngi si naka la ñuy defaree Joal maa ngi si lecture nu ma ko développé man damaa rafet njott de gëm yàlla lool rafet njott lool ne yàlla dafa jox ndam di sedd guy jig waa Joal jig ma moo tax maa ngi xool ay projet yu sérieux sax yi may xam ne ñi ma àndal xam nañ si dañuy wax yoo xam ne da ngaa def léegi da ngay toog fi naan ñu xoolal net bi ku jaay machine tali karo yi wala machine pavé yi ma ne ko waaw suñu tali dëkk bi ñoo ko defar jël machine former des jeunes de Joal ñu defar suñu dëkk bi machine yooyu yi mu jar cherul mënuñu ko jënd ma ne ko loolu même bu nekkoon bu dul gagné Joal boo demee si benn partenaire fii wala Joal am nañu borom barke yoo ba la nga ko waxee ñu jënd machine bi kon man foofu laa toll yàlla nag parce que nit booy ut dara da ngay rafet jot da nga koy jot rafet naa jot lool ni yàlla dina ma ko jox si ndam jox lu sedd guy. waa Joal Fadiouth Ngazobil maa ngi leen di remercier parce que affaire gudd na trop mais njariñu Joal rek moo tax même mu ko def 2 parties nga def partie ngeen déglu ko attentivement parce que lu am solo la xëy na mënut a bañ a jël temps xëy na lépp xaju fi te maa ngi leen di dig ne leen chaque 1 mois dinaa def benn point de presse comme lu mel nii parce que dañoo war di lépp actualité yu am ñu waxtaanee si lu ñu gis si yenn domaine ñu waxtaanee si te li koy war mooy lii moo koy waxtaan parce que mënu ma dab wër ñëpp di wax kon maa ngi promettre waa Joal Fadiouth Ngazobil ne ak ñu ne si biti yëpp dëkk Joal chaque mois dinaa bëgg a def tenir benn conférence de presse point de presse comme lu mel nii waxtaan échanger idée xalaat xëy na bu ngeen ko lire si Facebook ku si am commentaire aussi je suis preneur ak nu mu di nekk commentaire négatif ak positif yëpp damay jël di profiter wax population Joal Fadiouth sama njaboot di leen remercier sama njaboot parce que metti na yombul fii ni ñu xamee politique boo jógee lu la ngay dégg maa ngi leen di gën a muñ loo di leen wax ne c'est normal man moom dara mënu maa déstabiliser dinaa dégg lu ne wax ju ñaaw ju leen ko dégg parce que noonu la ñooñu seen xalaat foofu la toll di nga dégg sos bu ne di nga dégg ñu créé la lu ne piège bu ne nañ la ko def xalaat bu ne lañ la ko def mais yàlla rek moo mën maa ngi dig sama bopp yàlla suñu borom parce que li ma bëgg sama tànk fu ma teg dëgg rek la ragalu ma si na parce que dëgg laa teg bu doon damay naxe damay ragal mais ma ne si dëgg rek damay ñime naa nag fi yoon bi ma jëm parce que yoonu dëgg la kon ngeen muñu sama njaboot dinaa leen muñ loo parce que du neex nga dégg n'importe quoi ñu koy wax si sa bu dee sa rakk wala sa mag wala sa jëkkër nga dégg ñuy wax ay wax yu ñaaw da nga naan génnal si politique bi bañ na commencement bi loolu la ma doon conseillé ne bul dugg si politique dafa salté parce que da nga dégg lu ne mais bon àdduna moom li ma suñu benn sëriñ waxoon rek Sénégal ne ëmb naa rek laa musul dégg parce que góor laa te yoonu diine la jógoon
negam yàlla mi oote sax mi mu sàkk ñëpp toppuñu ko yonent bi gën gi mi def ñu jàpp ñun moom lañ gëm ñëpp toppuñu ko negam ñooñu nag waxuma la ñun nit ordinaire yi tekkiwul dara kon ñun moom lu ñu waay wax rek jéggal nañ la xulóowuñu nag histoire ñu yàquñu dara duñu def politique sos duñu defal kenn parce que nit ñi dañoo am habitude boobu parfois politique moom ba jàpp nañ ni saagante xaste di nga dégg n'importe quoi lu ne maa ngi koy dégg Joal mais yàlla baax na ba am naa grandeur muñ ko am naa yàlla dimbale na ma ba màggal na ma ba mun naa muñ lu bëree bëri lu ñu ma mun di wax rek dama koy muñ xam na boppam xamul boppam am naa si expérience yi Boucar Diouf bi nekk maire Joal tey bi ñu defee candidature loolu dégg na ko mais ña ko doon saaga di ko xas tey ñoo koy raamal loolu may àdduna loolu xam naa ko bu baax de passage maa ngi nuyu Boucar aussi maire de Joal parce que mënu ma wax ba pare te nuyu ma ko nekk yàlla baaxal xam ko bu baax taggu ma ko xam naa ko xam na ma dama jàpp ne bëgg na Joal moom ku bëgg Joal la ku bëgg Joal Fadiouth la parce que li ko boole Joal mooy ñëw fi servir fi tabax fi kër nekk fekk njaboot loolu seet leen bu baax doy na bëgg Joal créé fi une école privée bu tudd Mama Gueye boo xam ne ay nit génn nañ fi doon ay cadre nit jàngee nañ fa mu may leen social lu ne kon jàpp na bëgg na Joal que mandaam def na wala deful xam naa ne kenn gënu ko bëgg Joal Fadiouth kon maa ngi koy remercier de passage di ko ñaanal tey bu ma ñimee bokk na si ñi ma ñimee loo voilà parce que loolu moom mënu ma ko bañ a wax parce que sama doyen la dégg naa rumeur bu ne di wax ni ñu questionné lu leen ñu koy dégg si dama diggante ak moom mais moom xam na yàlla xam na man xam naa donc di remercier assistance bi journaliste yi maa ngi leen remercier seen question donte question yi saf na sap mais maa ngi leen si remercier c'est normal di leen gërëm di leen ñaanal seen métier bi ngeen nekk yàlla màggal ko yàlla kaweel leen seen njort ñii aussi tey toog fii nekk ak man aussi maa ngi leen di remercier encore si toog patience bi déglu mu yàgg lool ngeen déglu toog déglu accompagné koo xam ne yaakaaru leen bu ngeen ñibbi ma joxe ku ne 5000 comme ni ko policiers yi di defee mooy wóor na ma yaakaaru leen loolu parce que amul ma ko joxe au contraire yéen a may jox ne ma fayal salle bi kon yéen maa ngi leen di remercier parce que policiers yi souvent di nga oo nit ñi boo paree danga jox ku ne 5000 remboursé leen transport wala ndàngam am na yoo xam ne bala ma oo nit ñi bu génnul xaalis nit ñi duñ ñëw man nag heure ma woowee nit ñi di ngeen ñëw te du ma génne dërëm wala au contraire ñooy cotiser sax pour fay salle beeg defar yeneen détails yi kon loolu mooy gëm-gëm kon gëm naa da ngeen ànd ak man ngir développement Joal Fadiouth Ngazobil wuute naag ñi nga xam ne parfois da ngay ànd ak nit ki ngir intérêt personnel loolu nag moo xaw a jafe di lancer benn message aussi madame la ministre pour man xoolaatal bu baax 2014 da nga ne woon Joal dama déggoon si ay yooyu ñu ne Joal la trahi 2014 loolu laa déggoon ñu koy wax trahi ñu la de souvent Joal du ñu ànd ak yow si sa politique ba tey Joal ànd ñoo ak yow ma ne si terrain bi xam naa ko bu baax mais ñi la wër duñu la ko wax sa waay kilifa borom alal wala sëriñ borom daraja pour nit ñi wax ko dëgg ak a jafe man li may xam naa ko bu baax dama lay lancer nag parce que man je n'ai rien contre amul leen ma contre si yow waaw parce que man képp ku nekk doomu aadama rek fonk naa la yàlla dafa fonk nit yàlla dafa fonk leen nit day fonk nit fonk naa la moo tax ma lay dimbale rek pour dimbale la ne la gën a la xoolaat boo bàyyee sa xel bu baax di nga xam ne Joal Fadiouth ba tey ànduñoo ak yow loolu laa gëm mais nag duñ la ko wax dëgg ji moom Youssou mi yaakaar si yow dara mën na la ko wax mais ku yaakaar si yow dara de dina la Youssou mi dina saaga sax Youssou ndax yow mais yow xoolal bu baax rek dama la koy wax boo xoolee bu baax dans l'avenir nous jugera dañ xam lan moo xew donc kon population Joal Fadiouth Ngazobil encore maa ngi leen di remercier di leen ñaanal yàlla di leen woo si lii liggéey bi day continuer nag ñu ngi koy tàmbali nañ ko dootuñu ko arrêté di ñaan yàlla suñu borom mi xam ne mooy mën lépp mooy borom lépp yàlla ñu yàlla dëgëral ak ñi may àndal yëpp yàlla lafal ñu cat mosuñu seytaane bàyyi ñoom suñu xel ba li ñuy mbëbët si Joal Fadiouth ñu mottali ko jërëjëf maa ngi nuyu nag chef religieux yëpp tamit di Joal Fadiouth yëpp di ko tegaat si imam Ida comme ni ma ko tijjee woon nuyoo bi teg naa ko sa loxo ak abbé bu Joal bi ak bu Ngazobil bi maa ngi leen di nuyu ak kilifa diine fi nekk ñëpp xam nañ bu ma tur seen ñaan ñëw na continuer leen ñaan yi pour Joal Fadiouth Ngazobil yëpp jaruñoo si jërëjëf